bu baax. jërëjëf monsieur le ministre waaye gis nañ ne que ne déposé ngeen 15 listes yi. pour ville de Dakar kon ça veut dire que ne candidature yi mujj nañ ko valider. waaw du 15 sax bon 15 communes ak liste ville bi muy 16 waaw comme ni nga ko waxee rek alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ci bim ñu jàppalee ba ñu déposé suñu 15 candidature ci commune yëpp ak ci liste ville. ci amul benn jafe-jafe ci anam bi mu gën a rafete ak bi mu gën a selle donc firnde la nag ni que nit ñi yenn saa bari na lu ñuy wax ci luñ xamul mais ci kàttanu yàlla tey alhamdulilahi rabbil alamin déposé nañ ci 15 communes Dakar ak liste ville pour mairie ville de Dakar. jërëjëf monsieur le ministre waaw ñu bëggoon xam ndax yomboon na wala dafa amoon ay jafe-jafe pour que ngeen vraiment ngeen mën a déposer seen i liste. waaw xam nga. defar ay candidature moom ak ay investiture mënul yomb surtout fu mel ni Dakar defe naa li gën a jafe mooy booloo ànd après tànn ñiy jiite ci gox yi ak goxaat yi ak kiy jiite maire ville Dakar ak nan la ñuy bind liste yi ak kan lañ ciy bind loolu moom jàpp naa ni ku defee ni ko yomb na boo ko dundee di nga xam ni ko yombul firnde bi mooy parti yu bari tey ak coalition yu bari ñi nga am ay problème ndax investiture yooyu gis nga ñu déposer liste baaxul gis nga ñu déposer liste après nit ña génn ca gis nga ñu déposer liste ñeneen ñi mer donc jafe-jafe yooyu yàlla suturaal nañu ci ba ñun am kenn dégguñu ci coow ndaxte anam bi ñu liggéeyee weesuwul mooy tànn ñi nga xam ni ci seen kàttanu bopp ak seen dooley bopp la ñu liggéeyee seen gox ba ñu ràññee leen fa tànn ñoo xam ni tey boo xoolee ñi ñu investir di nga gis ne que wax dëgg yàlla ñi ci ëpp kenn mosu cee sax liggéey ci état nañu def ba ñu xam leen seen gox ay jëf yuñ fa def la ay wax yuñ fa wax la ay taxawaay yuñ fa def am la moo tax seen waa gox wóolu leen ñun defuñu lu dul dem jël ñu mel noonu jël yeneen force yi nga xam ni xëy na bëggoon nañoo nekk candidat waaye seen doole eggu fa wala seen taxawaay jotagul foofu ñu dajale leen fexe ba tànn ci ñoom ki ñu jàpp ne que gënu ci sax waaye moo ci gën a am taxawaay pour gagner ñu jiital ko ci commune bu nekk donc 15 communes yu ñuy def yëpp yi ñu investir yëpp tànneef bi noonu la loolu moo tax nag li ci ëpp da ngay gis ni que waa ñu bokkoon ci société civile bi la wala ñu bokkoon ci opposition bi wala ñoo xam ni politique mosu leen a intéressé waaye seen gox moo lay intéressé boo dee wax lu mel noonu bon peut-être mën naa joxe ay exemple bi ci njëkk peut-être mën nañ jël mairie Plateau candidat ñun bi ñu fa am Abdou Khadre Gaye la tudd di rakk ci ancien maire Fadel Gaye waaye tamit ñi ëpp ci ñi ko xam nañ ni que ci ONG lañ ko xamee EMAD muy ONG boo xam ni jàppale na jeune leader yëpp tey ñi nekk ci langue politique bi ak ñi nekk ci langue société civile bi donc taxawaay bu mu amoon foofu ak taxawaay bu mu taxaw askanu Plateau loolu moo tax ñi ci ëpp ñi ci bari ci waa Plateau jóg ni ko wax dëgg yàlla comme que def nga fi lii ci ñaar fukki at yi nii nga defe ko ci sa alalu bopp ci say pexe bopp ci say relation bopp am na njort ni que boo téye mairie bi xëy na waa Plateau dinañ ko gën a yëg ak dundin bi biir Plateau dina changer donc bu Abdou Khadre Gaye ñëwee taxaw noonu ñoo am entente dañuy ànd ak moom aussi dem ut yeneen force dugg ci communauté yi dugg ci association yi dugg ci ASC yi expliquer leen li tax ñu tànn Abdou Khadre loolu lépp nag li ko mëbët mooy ca ginnaaw waxtaan nañu ak Abdou Khadre ci programme boo xam ne moom la ñuy def ci commune am waaye tamit moom la ñuy def ci ville bi loolu benn anamu tànneef la ku mel ni Abdou Khadre boo demee fu mel ni Parcelles Assainies jeune yoo xam ni situation parcelle daf leen yitteloon
ñu créé seeni mouvement Parcelles en marche bu Moustapha Kane bu mouvement bu Mbaye Niang mouvement bu Khadim bi ki yoroon association mouvement wu Cheikh Mbengue donc doole yu mel noonu la ñuy dajale fexe ba ñu d'accord ci ñoom nan la ñuy téye parcelle ak lan lañ bëgg ci Dakar loolu moo tax xëy na ñu bett ñu bari boo demee Grand Yoff même chose la Moustapha Mbengue nit ku joxe boppam ci dundinu Grand Yoff ci daka daan def ko ci worma def ko ci sutura ñooñu tey bi ñim daan jàppale wala ak ña ko ngemb pour mu dem uti mairie bi ci ngay soog a xam daayu nit ki dëggantaan parce que nit koo xam ni ba mu amulee mi ngi def kéemtalaay kàttaanam di taxawu askanam xel day daal di njort ne ko bu amee wax dëgg yàlla la ñëpp bokk dina leen ko jagle donc ñun candidature yu mel noonu lañ def loolu moo tax ngay gis société civile yenn saa yi sax ay waa opposition yenn saa yi ay association yenn saa ay mouvement yoo xam ni seen localité moo leen intéressé loolu jàngat bi mooy bu ñu nax nit ñi ndaxte nit ki am na sañ-sañ nag dëkk ci gox dëkk ci commune bëggal dara commune am bien sûr waaw mais bu bëggalee dara commune am xam na tamit nan lay jaar ba am ko loolu buñ duggee ci yeneen candidature xëy na dinaa ko gën a expliquer mais daal ci contexte boobu lañ defaree suñuy liste alhamdulilah kenn dégguñu ci coow xuloowuñu ak kenn amuñu problème ak kenn respecté nañ réglementation yi charte yi ñu tegoon yi état bi teg pour nga dem déposer ji charte yooyu yëpp mat la nañ ko alhamdulilah. wax ak monsieur le ministre gannaaw bu ñu seetloo que ne jàppale nga ñi nga xamante ne ci yeneen bokk nañ ci 15 communes. ñu bëgg xam yow 16e commune bi mooy maanaam. 16e liste bi. mooy maanaam liste ville de Dakar bi nga xamante ne yow sa bopp yaa koy moom ngay yóotu. ñu bëgg xam nan nga gisee adversité bi maanaam ñi nga xamante ne moom nga séqal si pour ne pas dire. ni ñuy xëccool waaw li ngeen xëccool. waaw xam nga baax na sax ñu expliquer 15 listes yi parce que defe naa boo bëggee bu fekkee naxaate woo da ngaa bëgg liggéey bu sell Dakar defe naa mënoo ko def mënoo nekk maire ville de Dakar liggéey Dakar sans pour autant nga am déggoo bu mat sëkk bu wóor ak maire commune yi ndaxte ni ñu defaraatee acte 3 dañu gën a dooleel commune yi waaye tamit ville bi am na lu mu moom waaye commune bi am na lu mu moom donc comme ville bi moo ëpp ay moyens boo bëggee liggéey ci li ngay liggéey ci biir commune yi lay nekk donc il faut que mu am jaxasoo bu wér ak tamit bu sell entre maire ville bi ak maire commune bi pour que waa commune ba sentir li ñuy dunde loolu bokk na ci li tax ñu samp 15 communes parce que nag utuñu maire Dakar rek programme bi ñu am pour mu gën a opérationnel pour ñu gën ko mën a réaliser il faut que quand même tamit ñu am ay maire commune yoo xam ni yëpp lañ bëgg mais maire commune bay bokk ci ñun bu ñu yàlla joxee Dakar xëy na liggéey bi mooy gën a ratax donc loolu bokk na ci li tax ñu indi fukki liste ak juróom ci fukki commune mais tamit bokk xalaat programme laaj nga ma léegi ñi may xëccool defe naa ñun rek boobu ba léegi ñoo fi waxi programme mooy maanaam fii lañ fekk Ndakaaru nii lañ bëgg mu mel nii lañ bëgg mu def fii lañ bëgg mu egg ñu wax nan lañ koy defee ak yan alal lañ koy defee ak naka lañ koy defee ak ñan lañ koy defal donc maanaam ñu def ko ci programme bu leer donc déjà li ñu gën a wutale ak ñeneen ñi mooy jàpp naa ni déggoo fi kenn ni la lii laa bëgg topp leen ma rek ma jël maire bi moo am donc ñun ak yeneen candidats yi defe naa loolu mooy suñ première différence beneen bi baax na ñu koy fàttali man dama jàpp ne que du problème mu opposition du problème mu pouvoir mais tey ñun ñëpp ak lii fiy xew ci réew mi ak lii ñuy wax ak li ñuy dégg xam nañ ne que opposition bi mën naa leen tudde sax opposition radicale parce que man samay biir liste am na ñu fa bokkoon ñu beddi ñëw bokk parce que dañoo bëgg defar seen commune opposition bi maire yi muy ut pour taxaw fa di xeex nguur gi la mën naa sax bañ a wax pour taxaw di xeex nguur gi mais pour taxaw ca maire bi la pour xeex Macky Sall jàpp naa ni ku bëgg a defar sa gox
dëggantaan mënoo nekk maire commune bëgg a liggéey sa gox ba pare di juwaloo ak état bi firnde li may wax mooy que juróom-ñeenti at ci ginnaaw opposition bi yor na ay maires boo gisee muy maires yi opposition bi yor sax ak yi état bi yor mënuñu def dara parce que ñii jaamaarloo moo leen tax ñii yorewuñu commune ba anam boo xam ni pour liggéey la parce que wax ji li am ci communes yi yëpp mooy li fa am yëpp état bi moo ko def parce que président quand même ci gouvernance am bi mu defee acte 3 gisoon na ni que daf leen war a jàppale pousse leen ba ñu démarrer mais tamit après ñu egg ak moyens ak ressources yi nga xam ni moom la collectivité bi di mettre à leur disposition loolu projet yu mel ni Promoville am na jàppale na communes yu bari programme d'électrification bi jàppale na communes yu bari même pavage bi ministère urbanisme moo yor projet bi commencé woon na ko donc bari na tey looy gis ci communes yi maire yi naan ñoo ko inauguré mais du xaalisu maire bi du maire bi loolu lépp ay projet état bi la même wax dëgg yàlla bu fekkee dañ la fay teg nag da nga fa toog defoo dara soit da ngay xeex nguur gi wala pour régler say problème personnel ak say problème base politique buñ naxante loolu defarul communes yi donc ci résumé ñii ñu lim fii yëpp ñi ci ëpp ay opposants lañ ñooñu fu ñu taxaw xeex Macky Sall lañ bëgg beneen bi ñi bokk ci mouvance présidentielle bi ñi ci ëpp pour conserver seen position de ministre wala DG la yoroon nañ ay maires yi tey kenn mënu la fi wax lan la def ci biir maireem amu ci kenn ku lu mën a wax lampe bi maa ko changé sama maire yi donte yaa ngi ci nguur gi donc ñooñu askanu Dakaaru taxu leen a jóg ñun nag yàlla baaxee ñu boole ñu ak ay nit ñu saytu yàgg ak ñoom ñu xool gis ni que soxla Ndakaaru jafe-jafe yi Dakar di dund ca mu am nag ca ñu wax ko ci programme bi muy mbiru embouteillage yi mbiru parking bi mbiru environnement bi mbiru aménagement bi ci jàng bi parce que maire yi am na mairie de ville ak mairie commune yi am na lu leen war ci jàng bi maanaam mooy nekkin bi ci biir école yi yooyu doon ay yu soxal population Dakar artistes yi ñiy jéem a entreprendre donte maire yi amul vocation out emploi mais maire yi war na mën a jàppale ndaw yi ci commune bi ak ndaw yi ci gox bi au moins ñu am métier wala ñu jàppale jigéen ñi ci ay yenn financement ci ay yenn mécanisme donc loolu la ñu saytu def ci programme xooluñu ci Massamba ànd naak nguur gi xooluñu ci Mademba société civile la xooluñu ci Mademba mi nekkoon na opposition liñ xool mooy ndax ñi bëgg nañu defar seen gox ca leer na ni que mënoo defar sa gox ca àndoo en synergie ak nguur gi ku toog ci maire yi defe ni que da ngay xeex régime ba toppatoo woo sa askan toppatoo woo ñi la fal sa yëfi bopp ngay toppatoo pour jaamaarloo ak Macky Sall pour que après ay élection 2024 ak ay législatif nga def loolu dañoo jàpp ni lu sell et puis kuy gëmloo sénégalais yi ni que mën nga changer ni ñuy dundee mën nga changer régime bi ci boo gañee maire yi waxoo dëgg parce que maire yi communes yi 9 compétences rek la état bi transféré mooy dañ la ko dénk ki la ko dénk boo bëggee jaamaarloog moom mooy liggéey taxu laa jóg loolu mooy bi njëkk beneen bi faluñu ay nit tamit pour ñu conserver seeni privilège koo xam ne yow ministre nga wala directeur am nga juróom-ñaari at yor mairie fay sa téléphone gisoo nit ñi toog ba ni këtt ni jot na nga jóg bëgg a wër fépp naan ay dañ may liquider dañ may def lii defe naa loolu xel nangoo ko waa Dakar ñooy voté ji jàpp naa ni waa Dakar quand même du ñu dem voteel koo xam ni day xeex du leen tal duñ dem voteel koo xam ni ay position la bëgg conserver mais ñun proposé nañ ak ay nit ñoo xam ne ci seen i biiri gox nag quand même wane nañ ne que am na lu ñu fa mën donc loolu mooy différence bi entre ñun ak yeneen candidats yi. jërëjëf monsieur le ministre xam naa ne wax yu dañuy xoj sax. waaye balaa ñoo pare dañu bëggoon rek juste nga wax ñu. nan nga gisee violence bi am si campagne bi si pré-campagne bi que ce soit physique wala. verbal waaw c'est que jàpp naa ni mën nañ xëccoo mais na xëccoo bi topp méngoo ak yoon mën nañ xëccoo ci dëgg mën nañ xëccoo ci njub mën nañ xëccoo ci ngor
yëf yi ba fa muy mujj ñi population bi wóolu ñooy gagné donc jarul xiiroo jarul ŋaayoo mais tamit bu fekkee ni que yow tamit da ngaa taxaw alam nikk faaw ma taal réew mi parce que da ngaa jàpp ni que dañ laa jekku et que da ngay perte mais tamit kooku nekkoo ci yoon baax na ñu fàttali ni que ci république lañ nekk am na anam yu ñuy bañe yoon wax na nan ngay bañe nit ki am na droit marche nit ki am na droit manifester mais amoo droit def ko ci anam boo xam ni day taal réew mi yoon prévoir na ku bëgg a def loolu nan lañ lay traité donc ñi yor loolu nañ toppatoo loolu waaye tamit yoon am na lu ko warloo ak population bi mooy aar àq ak yelleefu ñiy dund ci gox bi yépp donc bu ku nekk taxawee na nga war a taxawee jàmm rek mooy am donc nañu woo ñëpp ci ku nekk taxawee ñi war a sàmm àq ak yelleefu nit ñi nañ ko sàmm mais tamit ñiy bañ nañ bañee conformément ak li yoon maye parce que bëgg am réew ni républicain nga ba pare di défier de manière ouverte ñëpp teg ci seen bët xam ni que ñii dañu bëgg a taal loolu tamit ñi fi yoon bi fi nekk am na lu mu daan yu mu la war a teg yu war a méngoog loolu mais li ci ëpp solo mooy jàmm moo gën damay taal ba pare ngeen jox ma defar wala damay yàq lépp pour ngeen jox ma defar deme naa loolu xel nanguwu ko et loolu pour mu bañ a am képp kuy sénégalais da ngaa war a takk sa ndigg pour ñu baare route ñooñu parce que li olof di wax tubaab defe naa sax répété na ko nit ki boo xamul fa nga jëm wala fa nga jëm bu leerul ci sa bopp da ngay ñeññi boo ñeññee da ngay soxor boo soxoree sa bopp ngay njëkk a gaañ balaa ngay gaañ keneen et nit ki bu eggee ci gaañ boppam ak gaañ keneen mais wax dëgg yàlla musiba nga danger public nga danger public nag état bi dafa am responsabilité téyu ko ci tubaab quand l'objectif n'est pas clair mais on devient aigri. Quand on est aigri, on devient méchant. Quand on est méchant, on se fait mal soi-même d'abord avant de faire mal aux autres. Mais quand on arrive à ce stade-là, on comprend naturellement que vous devenez un danger public. Et un danger public doit être maîtrisé par la loi a prévu des méthodes et des pratiques qui maîtrisent les dangers publics. Parce que quand même, dëkk bi mu dal la ñëpp soxla dëkk bi nit ñi xëccoo ci dëgg xëccoo ci jàmm donc ay affaire u violence yooyu daal jàpp naa ni warul mën a tardeel réew mi citoyens yi ci seen bopp ñoo war a njëkk a nekk arbitre mooy ku fiy woote wax yooyu mais wax dëgg yàlla ñu bañ la topp et jàpp naa ni élection yi bu amee yooxu dina jibe fuñ ko foogawul parce que nit ñi tamit même buñ d'accordul bëgg nañ dund ci jàmm ak dal parce que loolu mooy premier facteur u développement mooy nekk ci réew mu dal réew mu am jàmm waaye réew moo xam ne tamit dañuy yemale ñëpp dëgg la dañu war a yemale ñëpp mais alam nikk li ma bëgg bu ma ko amul damay taal réew mi wala bu keneen bëggee li nga bëgg nga ni non kii bandi la yëf it mënta tëdde noonu nañ yemale ñëpp ñu ut waa Dakar ñooy àtte bu dee fii Dakar bu dee feneen waa gox boobu ñooy àtte kiñ gën a wóolu bu gañee ñu jox ko ñu xam ne yàlla kooku la ko dogal mu liggéey pour askan bi. jërëjëf monsieur le ministre. mel ni egg nañ ci càppaandaw émission bi di la gërëm di la sant.